رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان نور. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. رمضان نور هل سعد للأم طر. رمضان فرصة عمر فيها للصايم طهر. السلام عليكم. waa Dak Médina ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fekkee distribution petit ndogu li nga xamante ne moom la ñu doon def tey jii ci pencum Santhiaba. ndogu li nag dañuy gërëm suñu kilifa bi nga xamante ne mooy initiateur bi moo am xel meek xalaat bi def ci dooleem muy suñu kilifa ñun ñëpp muy ndey ji réew ànd seek rakam xaritam jarbaatam doomam Papa Alassane Ndoye suñu sama ndijaay suma xarit moom mi nga xamante ne moom mooy devant ak derrière ci action solidaire bu rafetee nii lii nag du guléet parce que ku xam pencum Santhiaba xam ne penc la moo xamante ne fii c'est un lieu du donner et du recevoir parce que lébu loolu la xam naam duma lébu ci ndey ak ci baay mais dama judd ci seen biir donc bokk ci seen biir épouser les réalités lébu ñu nit accepté ma boole ma aussi ci seen biir kooku rek dañ ciy dolli di ci sant yàlla li waral loolu parce que doomu Santhiaba laa te xam Santhiaba dafa bokk ci juróom benn penc yi nekk ci biir Médina di siège collectivité lébu fii ci biir Médina bokk ci fukki penc ak ñaaru Ndakaaru donc ndey ji réew ne fi boot ay rakam ak tous les autres responsables de la communauté lébu yi nga xamante ne ñoo fi ne xam nga joxe lekk dafa nekk un geste boo xamante ne qui est fort donc nit ku koy def rek yàlla moo lay baaxee pour nga mën di def loolu donc bu ñu amee chance
ba suñuy kilifa suñuy waajur di def lu mel nii ci penc mi ñun mënuñu lu dul ñëw fekke ko, mënuñu lu dul ñëw participer ci en amont et en aval ci geste bi. loolu moo waral suñu ñëw tey jii ci penc mi. gis ngeen nu mu demee, xol yi tooy nañu parce que gis nañu ne le besoin est là. naam def nañ fi lu bëree bëri mais ba léegi gis nañ ne doyul. donc ci loolu maa ngi su doon léegi ñaax Moussa ak Léopold di leen ne il faut que ñu gën a yokkaat suñu loxo parce que gëm naa ne tey jii bu ñu fi indi woon 1 tonne mburu les gens vont toujours demander. y a nag une explication parce que xam nañ ne fii ku fi ñëw kenn du la aaye, ku fi ñëw ñu jox la nga suturlu, ku fi ñëw ñu jox la nga am noo mel ba boo jógee am kattan mën a jóg doxiwaat say activité. Ce geste est noble, lu rafet la. noblesse bi fi ne tax na ne waxtaan nañu ba ne lii incha allahu rabbi bu fekkee ne suñu borom yokk na kattan ak mën-mën ak fekkee dañ ko fas yéenee yaatal, ci biir Médina gi yëpp. donc nag bay nag ci owum tànk dañ koy commencé ci juróom-benni penc yi nekk ci biir Médina d'abord avant ñuy dugg ci yeneen quartier ak yeneen communauté yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir Médina. loolu yëpp communauté lébu bi dalal leen parce que xam nañ ne lu baax la, xam nañ ne lu rafet la, xam nañ ne nit ñi soxla nañ ko te xam nañ ne am nañu yéene ak suñuy kilifa yokk suñuy loxo ba mën a fekk si nit ñi ci seen bëgg-bëgg ci lu mel noonu. donc mënuñu lu dul di ñaanal ndey ji réew, di ñaanal chef de penc, di ñaanal saltige, di ñaanal ndey njàmbur, di ñaanal imam yi fi ne, di ñaanal mag ñi fi nekk ñëpp ci biir pencum Santhiaba ak ci juróom-benn ak ci yeneen juróomi penc yi fi ne ak ci Médina beeg ci Ndakaaru ak ci Sénégal. parce que lu mel nii bu ñu gisee ay mag di ko def dañ ko war a di ko tiitaroo, ñun dañ koy tiitaroo. ñun ragaluñu wane suñuy kilifa parce que xam nañ ne weesu nañu doon ay kilifa, xam nañ ne c'est des modèles de société. J'en profite pour lancer un appel en parlant toujours de l'identité médinoise. lépp lu ñu soxla rek biir Médina am na fi, am nañu kilifa, am nañu ay kilifa, am nañu ay njiit, am nañu ay modèle ba tax ne xiiroo war a ŋaayoo ci biir Médina jaru ko. bu ñu jóg waxtaanee fa ñu war a waxtaanee ci pencum Santhiaba gii bu ñu ñëwee mag ñi dinañuy jox solution. donc j'en profite pour dire ñun doomu Médina yi bu ñu fàtte suñuy aada parce que un homme sans culture dootul doon nit te la culture lébu est là au niveau de la Médina. buñ ci wéeroo am wéeruwaay bu dëgër, buñ ci taxawee am taxawaay bu dëgër te buñ ci gëstoo it gis ci xam-xam, gis ci des solutions sur les voies et les chemins qui nous appellent pour notre destinée. parce que loolu la Sénégal soxla tey, loolu la Dakar soxla, loolu la Médina soxla te je dis que la solution se trouve au niveau de Santhiaba. waaw parce que sama xol dafa tooy. je me suis retenu parce que ba ma toogee di distribuer dama ne dafa mel ni maa ngi woon ci fukki école yeeg ñaar yi nga xamante ne ñoo nekk biir Médina. noonu la fukki école yi ñaar yi tënkee fukki penceeg ñaar yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Ndakaaru. parce que lii nga xamante ne ndey ji réew jaarale ko ci Papa Alassane suma tonton mu jël ko jox ko Léopold Diagne ak Moussa Diouf ak ñu ànd ak toute l'équipe bi nga xamante ne ay ñoom Ami Diawara ñoom Mbor ku lim juum ñoom Malay tout le monde ku lim daal di nga juum macha allah. une équipe soudée ñu jóg di def l'aspect opérationnel sur le terrain. sama xel dafa ne yar ci programme un enfant un petit déjeuner ba nga xamante ne Ousmane Kanté et les mêmes personnes d'ailleurs ak ñi fi ne tey ñoo doon ànd di ko def ci biir école Médina yi entre 2008 ba 2014 ci juróom-benni atu yàlla
ñu si doon joxe lu mët ñeenti junni ak genn wàll ndekki yu mel nii tey jii nga xamante ne lii Moussa Diouf doon joxe ci turu Papa Ndoye tey jii doon nañ ko dugal ci école u Médina yi sama xol image bi foofu la ma yóbbu ma ne ci biir groupe bi mag ñe fi ëppoon mais amoon na ay xale yuy xëccoo di buuxante loolu daf ñu yóbbuwaatoon ci école yi parce que xale yi noonu lañ doon xaaree ndekki yi xale yi noonu lañ doon xaaree xéwal googu ak teraanga googu nga xamante ne moom lañ doon leen indil ci biir école yi bu ko defee ñu mën a am ce qu'on appelle la nourriture du corps parce que ku xam nit xam ne ñaari mbir ko tënk muy la nourriture de l'esprit, l'éducation et l'instruction, et ce qu'on appelle la nourriture du corps, l'alimentation, parce que Olof Ndiaye nee na saako bu feesul du taxaw te ñaar yooyu ñooy mën a tënk la citoyenneté ñooy mën a tënk xale ba bu ëllëgee mu mën a jëriñ boppam d'abord mën a jëriñ ay waajuram ensuite et jëriñ goxam pencam quartier am commune am département am région am dëkkam d'une manière générale te loolu la ñuy xaar sur ce qu'on appelle le patriotisme citoyen pour ne pas le dire te loolu gis nañ ne Santhiaba ngi ciy teg jéego bu baree bare donc nañ ci bàyyi xel te xam ne bu ëllëgeeg si biir dinañ mën a yaatal bu ëllëgeeg si biir dinañ mën a am ndam ci biir Ndakaaru dinañ mën a am ndam ci biir Sénégal dinañ mën a am ndam ci biir Afrique parce que la culture est universelle et la culture lébou aussi est universelle. C'est l'universalité de la culture lébou. Donc loolu c'est une chance que le Sénégal a mu nekk l'exception du Sénégal ab dëkk bu am ñaari culture dafay xaw a doy waar déedéet doyul waar parce que dafay nekk développement ak croissance parce que tey ci culture lébou moo jiitu ce qu'on appelle la République du Sénégal donc tey ji les fondamentaux bu ñu ko gëstoo ci culture lébu dinañu permettre ñu mën a avancer ci lu bare parce que tey jii on parle de la problématique de la jeunesse sénégalaise Santhiaba tegoon na ci ay solutions yu yàgg parce que ñun dañu amoon chance ci ñaar nañ daan jàngi école di jàngi cours de vacances ci ay jamono kooku Santhiaba indi woon na solution ci loolu dañu ubbi archive yi rek pour ne pas paraphraser benn premier ministre Macky Sall bu ne essayons de faire revenir ce qu'on a perdu d'abord en matière d'emploi et ensuite nañu téye li nga xamante ne qui existe dama ne en fouillant les archives on trouvera les solutions de la problématique de la jeunesse sénégalaise parce que Santhiaba ak magu Santhiaba yi ak juróomi penc Ndakaaru yeeg moom muy juróom benn tegoon nañ ci ay jéego yu bari entre les années 80 90 ba au début des années 2000. Justement dama déggoon ne da nga def tournée lu waroon passé wu tey dafa ñu revenir sur ça. waaw xam nga ñun man doomu Santhiaba la fii ma taxaw ci penc mi fii laa jàngee alxuraan fii laa xamee àdduna fii laa foweek samay morom fii laa doon daw di dàqee di football di def lépp loo xamante ne xale daf koy def samay waajur. buñ ma daan seet dañ naan dem leen pencum Santhiaba ngeen woowu Ousmane Kanté mu ñëw añ wala mu ñëw reer wala mu ñëw jàng ay leçons donc fii dafa nekk un lieu boo xamante ne dañu fiy def pèlerinage man dama fiy ñëw di fi def ci pèlerinage parce que l'ombre de Ousmane Kanté est dans le penc de Santhiaba Ousmane Kanté est dans son fief doomu Santhiaba la ay waajuram ay doomu Santhiaba lañu ay maamam ay doomu Santhiaba lañu je rappelle que ne Médina 1914 lañ ko sanc man ak sumay waajur ñoo ngi fi sanc en ce qu'on appelle quasiment entre 1918 et 1920 ñu jóge woon ruq yàpp ca Ndakaaru avant ñuy jóge Gorée di ñëw ruq yàpp ca ñaay cokkeer ca Ndakaaru ensuite ñu ñëw Santhiaba mbokku lébu yu yaatal ñu dëkkal ñu ba tey ji boole ñu li nga xamante ne mooy seen biir weeru koor bu jotee à l'accoutumée man damay jóg ànd ak sumay xarit samay am di jàmm ñu jóg dem seeti kilifa yi fi ne dem nuyu ji leen baalu leen àq waxtaan ak ñoom wax leen ci li ñu ne ñaanal leen yàlla bu ñu nekkee ci ay projet tàggu leen bu ñu nekkee ci ay mbébét ci ay programme wax leen ko ñu wax ñu seen xalaat ñu tàllal leen suñu loxo ñu ñaanal ñu jóg ñu dem avant ñuy jóg di entamer dara
doxantu la woon une tournée de courtoisie ñu commencé ko ci kër Ndeye ji réew seeti ko wuti ñaan ci moom waxtaan ak moom jóge fa dem ci saltige waxtaan ak moom seeti ñaari imam yi fi nekk au niveau de Santhiaba seeti leen aussi waxtaan ak ñoom wax leen ñu ñaanal ñu ci weeru koor gi seeti aussi Ndeye Njàmbur seeti aussi chef de penc seeti colonel Diagne suma ndijaay suma papa ak tous les autres notables yi nekk biir Médina ku lim juum seeti ñëpp tàlleen suñu loxo parce que tournée boobu dafa am solo parce que ab ndaw boo nekkee ci ab réew di fi yëngatu ci yëfu àdduna ci lu mel ni politique da ngay jaar ca buntu ba comme ni ko Léopold Diagne di waxee bu dee la ngay dox lu leer la buntu Médina Ndeye ji réew la buntu Médina saltige la buntu Médina Ndeye Njàmbur la buntu Médina ci imam yi la buntu Médina chef de penc la parce que ñun ñooñu la ñu am ñooñu la ñuy tiitaroo ñooy suñuy wéeruwaay ñooy suñuy modèle d'homme de société parce que gis nañ ne fa ñu tegloo woon suñuy tànk démb ñu continuer di fa teg suñuy tànk juumuñu parce que bu ñu toogee tey ba kenn ci ñun ñu lay tiitaroo dañ naan jaraw lakk Ndeye ji réew ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom dëgëral taxawaayam ci pencum Santhiaba gi dëgëral taxawaayam ci biir juróom benn penc Médina yi dëgëral taxawaayam ci fukki penc ak ñaaru ndakaaru yi parce que kooku ku wéeru ci moom wéeru ci lu wóor ku taxaw ak moom taxaw ci lu wóor parce que ñun moom daf ñu ñor parce que daf ñuy teg ci yoon daf ñuy jox des solutions yàlla na ko yàlla may wér ak ñëpp ñu mu àndal ci liggéey bu muy liggéey pour la communauté lébu au niveau de la région du Cap-Vert. Le dernier mot est que di ñaan suñu borom mu def jàmm ci Médina suñu borom fexe ba xol yi gën a tooy yàlla ci weeru koor gu sell gi fexe ba l'unité de la Médina soit une réalité. Personne ne construira la Médina en dehors des filles et des fils de la Médina parce que Médina ay doomam la am Médina est un legs, c'est une identité boo xamante ne la ca jiitu mooy bàyyi na ca kanam doom topp ca gannaawam mooy mag jiitu rakk topp ci ginnaawam ñun loolu la ñu xam ci Médina lépp lu am buñ ci waxtaanee trouver solution te on a des lieux de discussion l'arbre à palabre guyu Santhiaba gii nga xamante ne c'est des centenaires et des centenaires fii la suñuy maam daan toog di waxtaanee problème mu penc mi fii la suñuy maam daan toog di waxtaanee problème mu Médina ci juróom benn penc yi di ci trouver solution. J'appelle les différentes personnes yu ne biir Médina, je lance un appel aux autorités évidemment en commençant par le maire Bamba Fall teg ci le ministre Seydou Gueye teg ci le DG Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne leen nañu dimbali xale yi. La jeunesse médinoise a besoin de leur soutien. La jeunesse médinoise a besoin de solutions. La jeunesse de la Médina n'a pas besoin de dispersion, n'a pas besoin de division. Bu fekkee ne nag Médina moo leen ñor na ñu tette teg ñu ci yoon Médina am ndam suñuy waajur am ndam suñuy kilifa am ndam parce que ñun Médina rek moo ñu ñor. Ah, Dak Médina, c'est une fierté. Dak Médina, c'est suñu yëfu bopp la ku loolu parce que Dak Médina c'est la Médina dans son domaine, dans son segment d'activité, ce qu'on appelle l'audiovisuel, ce que j'appelle d'une manière générale rek la communication. Dak Médina, je vais même dire que c'est la télé de la Médina. Dak Médina, c'est l'appartenance des Médinois. Tey jii doomu Médina bu ne dafa war a di tiitaroo Dak Médina doomu Médina bu ne dafa war a di utiliser les services de Dak Médina parce que c'est pas facile parce que da ngeen fi fekk des grandes télévisions yu fi ne occuper le terrain mais néanmoins ce qu'on appelle l'identité médinoise bi ne ci biir ci seen biir wane ne que ne seen taxawaay dëgër na may ñaan bépp autorité bi fi ne moo xam autorité républicaine la moo xam autorité coutumière la moo xam autorité de personnes ressources wala moo xam tout simplement les personnes lambda ñu dooleel Dak Médina gën ko boole ci seeni mbir
gën ko boole ci lépp loo xamante ne tey jii dañuy jóg di ci yëngatu parce que boo amee sa yëfu bopp doo wàll yaan ñun nag tant que Dak Médina ngi fi du ñu wàll yaan feneen parce que Dak Médina mooy Médina Médina mooy Dak Médina yàlla na suñu borom laawu gën a yaatal yokk doole gi et puis je les invite aussi à ce que la force médinoise bi ne dans la diaspora c'est une force entière doomu Médina yi nekk ci diaspora bi Médina rek moo am parmi les 557 communes du Sénégal quasiment 3 pays sur 2 dëkk boo dem dañ fa fekk doomu Médina kooku Médina rek moo ko am ñooñu it dañuy tuturoo Dak Médina parce que xam naa ci dara parce que damay dund ci seen i biir ñooñu aussi émission yi programme yi thématique yi nañ leen di tàllal micro bi aussi ñuy wax seen soxla di wax aussi seen mbëbët parce que tamit ñooñu ci biir Médina lañ bokk parce que Dak Médina boo amee local am diaspora Dak Médina day jëm ca kanam te gëm naa ne bu subaa Dak Médina fera partie des grandes télévisions du Sénégal et voire de l'Afrique yàlla na ko yàlla def ci barke weeru koor bi di leen gërëm di leen sant wasalaam merci. رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم طل رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان